salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci les jotaayu xibaar daañ ko door nag mbënd wi nga xam ne yenn ci ay askan yoo xamante ni ñu ngi nekk ci yenn ci ay gox-goxaan fii ci réew bu Sénégal ñu ngi wëy di ci loru nag mu mel ni yoonu Kaffrine Mabo Proxaan foofee nag ñaari mbaam ñoom ñoo ci daal di rek faatu ka nga xam ne nag moom moo leen yoroon di seen borom mujjul faatu ginnaaw itam ba mu jafandoo ci benn garab daañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci yooyu la jamono itam askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca John Waar nag jamono yi ci ak njàqare la ñu nekk ndax ku mooy wula daan nañ rek seen tefes dina nax saay garab yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekkoon itam di wéy di daanu ba tax itam askan wa di woote wàllu mbokk yi ci la jotaayu xibaar daañu wax ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ñaari doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu téeméeri cas positif la ñu am niki démb juróom benn fukki ci ñoom nag di ay cas contact fanweer ak juróom-ñett cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ mbas mi te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee mbokk yi li lépp yi tënk la nees kiis daam dikk ñu faram fàcce ko. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média xibaar yi dañ koy dooree ca diwaan bu Tëngéej ca foofee nag Jorga Montagne askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo li ñu xamle moom moo di mënatuñoo nekk ak ndox wa nga xam ne moom moo fa wàcc ba tax itam ñoom si seen bopp ñuy yëglu bëgg rek ñi nga xam ne am nañ ay ndombal tànk ca foofee nga nag ñu daal di dikk ak ñoom ci ay ndimbal ñu teelu reportage bu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ak seeni matukaayu bopp ndaw yi jëkk ci Jorga Montagne mbënd mi sonal leen lool ñuy fexe nag naka la ñuy taxawoo seen bopp mu doon ay ndaw yoo xam ni ñoom nag li ñu jàpp mooy autorités yi daal amul benn gëdd rek bu ñu leen jox ngir wut saafara ci jafe-jafe boobu nga xam ne nii yàgg nañoo dund ak moom. donc ñun jaaxle nañu quoi parce que vraiment comprendre tuñu ndax Sénégal dañoo nekk bi si ñaari Sénégal quoi ana autorité waa Tëngéej ana waa Tëngéej ana ñu ñuy fal pour ñu régler problème waa Tëngéej ana préfet bi nga xam ne moom lañ fi teg pour mu remplacer président de la république ana ministre de l'hydraulique ana Macky Sall moom ci boppam anamu waxoon nañ ni inondation dina am na waxoon nañ ni nit na fi dee nit dee na léegi lu ñuy xaar mooy booy fatt autoroute à péage bi taal ko après ñu brimé leen tëj leen bàyyi leen ci kaso yi c'est ce qu'ils s'attendent. maire ba futt lool yooyu ndaw ne dàq ñu nag gën a dëgëral lii di taxawaay bi ngir fexe nag ba autorités yi wut saafara ci mbir mu ni mel. moom parce que lii nii dafa ruslu dafa ñaaw mënuñu gëm ay sénégalais di privilégier intérêt étranger te ñun ñi nga xam ne ñooy doomu dëkk bi ñii di suñu dëkk ñu jël ñeneen jël seeni intérêt jiital ko autorité boo ci waxal du la faale koo ci wax du nangoo wax ak waa Eiffage non quand même mënuñu comprendre léegi nag bu fekkee nañ fi indi gendarmerie kii ñun gendarmerie mënuñu xooxatal ñoom mënuñu fi fanaan nawet day nañ dem ñun ci koñ bi lañ dëkk heure bu ñu waree def suñuy plan d'action dinañ ko mën dinañ ko def xam nañ stratégie yi ñuy def. ñu fàttali ko ay bés yi ñu génn benn ndaw boo xam ne bi ay atam toll na ci fukk ak juróom-benn cosaanoo fële ca kër Daouda Sarr ci bassin bi la daal di ñàkke bakkanam mu doon bassin boo xam ne bi sorwul dara lii di autoroute à péage bi. Ousseynou du ñoom rek ñoom ñooy joytu mbir mu ni mel ci yoonu Kaffrine Mabo Proxaan foofee nag ndox ma nga fa tagga tembe mënta dem mënta dikk ba tax itam ñaari mbaam daal di ci ñàkk seen bakken kenn ka nga xam ne nag moom moo leen yoroon di ko dawal nag mu mel ni moomee mujjul faatu ginnaaw itam ba mu rek jafandoo ci ab garab waaye askan wa nag jamono yi ñu ngi woote wàllu ñu teelu reportage bu Omar Ndiaye. tey nag li nga xamante ne moom la ñuy lancé mooy dañu bëgg ci département Kaffrine buntu kër bu ci nekk. taw yi wàcc ci diwaanu Kaffrine ci bisu tamxarit bi tax na ba gox yi mel ni Diamaguène centre ak Kaffrine 2 ak Diamaguène Ndiobène delluwaat ci mbënn mi ba kër yu bëri jamono ji mi ngi fees dell ak ndox dem sax ba ñaari mbaam jot cee dee ci ndox mi am sax benn ambulance bu doon rawale jigéen mu càng fa lu tolloog ñetti waxtu. ñoo yàlla rek ñoo ko xam ñii ñu ngi taal seen ci ni yëpp suux na li ñu waroon a togg ci tamxarit gi yëpp jeex na mu ngi ci ndox mi suux. xam nga loolu jafe-jafe la borom mbaam mi tey bu xamuloon lu ko yàlla dimbalee mu ngi ci biir ndox mi mbaam yi dee nañ. 18 heures et quelque mu ñëw ba ci biir ndox mi daane mbaam yi faat ñaari mbaam yi yóbbu saret bi moom ci boppam bëggoon ndox mi bëggoon na ko yóbbu mais yàllaa ko may xel ak war ko sauver mu yëg ci benn garab muy affaire bu tiis. nañu daaw jéeg dalaat ñu ren dañ bëgg na ngir yàlla ak yoon ñu dimbale ñu am na ambulance bu bàyyi ko fii yoonu Maabo bëgg a yóbbu malade xam naa kuy matu la am na fi juróomi waxtu tax juróom benn waxtu ba léegi la mën a jàll te dañ koo jàppale sapeur yi ko jàppale. fi accident bi amee nag muy yoon wi jóge Kaffrine jaar Mabo Darou Salaam jëm Poroxaan askan wi ne yàgg nañ koo jàmbat. yoon bii tey ay kilifa fi dëkk ay sëriñ fi dëkk li ñu jaaxal mooy ay kilifa dañ fi dëkk amul benn yoon ci Sénégal boo xam ne war nañ ko gën a respecté que ne yoonu Kaffrine Mabo te li ci gën a yéeme daf di yoon boo xam ne bi président de la république ñëwee Kaffrine ci conseil des ministres am
dafa digoon askanu Kaffrine ñaari yoon muy Santhi Wanaar Kaffrine ak Nganda Kaffrine mu ngi en cours léegi tey mu yegg mais waxaguñ ci yoon bii te yoon bii su Porokhane jotee ku gis situation Kaolack na muy mel ci danger yoon bii tey su baaxoon horaire mun na jógee Ziguinchor. tey wàcc ci diwaanu Kaffrine nag tax na askan wi ñu ci bëri gàddaay seeni kër bàyyi seen bagage yi tëmb moonte de barki démb rek la fi directeur bu ONAS jógee dig askanu Ndoukoumane fii ak weer seeni jàmbat dana faj waaye laata loolu de askan wi ci jafe-jafe yu métti la ñuy dundaale jamono ji. Omar ñeneen ñoo xamante ni nag jamono yi ñu ngi ci ay jafe-jafe di askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Dionewar ñoom ñooñu nag li ñu xamle moom moo di ku moywul seen ak tefes dina nax saay ndax waax maa ngay otali ca ñoom boobaak léegi itam ñu ngi rek di ñàkk seen i ay suuf liggéey wa nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey ca wegga itam jamono yi dafa xaw a tàggatémbe ñu teewlu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. garab yi daanu ci suuf nag mënatuñu woon a dékku doole yi nga xam ni moom la vague yi am ñi ngi fii nag ci île bu Dionewar nga xam ni géej gi avancé saa su nekk daf fi commencé di am doole te loolu nag daf leen tàmbali di tiital. parce que boo xoolee suñu dëkk bi géej bi daf koy lekkee ñaari côté mu ngi koy lekkee côté océan bi di ko lekkee côté est bi ouest bi donc loolu tamit doy na waar trop parce que fu ne lay duggee. donc d'ailleurs dig bi nga xamante ne moom la nit ñi yaakaar actuellement géej gi daf ko remonte boo xoolee côté côte bi tamit presque plage bi yëpp dem na boo xoolee cimetière yi nga xamante ne foofu la ñuy rob suñuy mbokk yeeg ñëpp te foofu la ñuy tëdd ëllëg géej baa ngi koy menacé c'est très dur daal. ci gox bi nga xam ni ci île yi la féetee te nekkee ci région bu Fatick nee ñu at mu jot daanaka ay mètres yu bëri la géej gi di nangu ci suuf si ca seen dëkk boobule ñoom nag ñu ni phénomène la boo xam ni bañ ko tàmbalee nemmeeku ba léegi war naa ëpp fanweeri at. ñun nag fi suñu doole toll mooy arrêté bi nga xam ne mooy dugg ci biir dëkk bi moom ngeen fekk ñuy def nii di defar ay dig ça fait dëkk bi yëpp façade bi yëpp noonu la ko jeunes yi jëlee def ci ay dig de 26 au moins ñu mën a arrêté gum ndox de 87 de maintenant lu mu tuuti war nañ perdre 1 kilomètre 87 bi léegi fekkee ne loolu mooy continuer nous sommes appelés à disparaître. ci île bu Dionewar nag li nga xam ni moom moo di napp ak itam soppi li jóge ci géej gi bokk na ci liggéey yi nga xam ni moom la jigéen ña fa nekk gën a fonk ci centre bi ñu nekk nag ay fukki jigéen daanaka ñoom ñu fiy xëy di liggéey si saa su nekk waaye ay at a ngi nii jigéen ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci centre bi li ñuy naqarlu mooy ñi nga xam ni moom la produit yi jóge ci géej gi di commencé di ñàkk ñu jàpp ne érosion côtière bi moo ko waral. parce que surtout si li nga xam ne moom lañ gën a fekk suñu maam yi ñu di ko liggéey muy paañ yi ak yoxos yi ak tuufa yi nga xam ne moo daan am si géej gi ak suñu yeet yi ndax léegi def nañ ko sax bay jéggaan ji ay yeet yeneen gaal di ñu ko indil te fii foofu demoon seet rek nga am say produit bi nga soxla ñun itam bu ñu daan woon si géej gi balaa boo fa demoon 7 heures si suba balaa 11 heures say bagage fees nga ñëw mais léegi amatuñu fii ay produits yu ñu moo xam mën a liggéey muy paañ beeg yooyu. géej gi avancé saa su nekk di wutali dëkkuwaay ya nee ñu mën na am tamit ay njeexital yu baaxul dara ci li nga xam ne moom moo di gàncax gi te moo ne day Dionewar fa la aire marine protégée bu Sangomar féete. dama ne en tant que aire marine protégée ñun la nguur gi yebal fii ngir ñu ànd ak askan wi jéem a saytu aire marine protégée bi Sangomar lii dafa nekk yitte bu rëy bu kawe ci ñun parce que li nga xamante ne mooy suñu objectif suñu jubluwaay muy aar gàncax yeeg mala yi aar écosystème bi tant que defuñu dara ci érosion côtière loolu duñ ko mën a atteindre moo tax ni mu nekkee yitte population yi noonu la nekkee suñu yitte. ngir nag wàññi dégâts yi bu baax a baax moom capitaine Moustapha Ciss day faral di ñaax askan wi ci ñu gën a fonk reboisement day faral di leen gunge ñuy amal ay activités yu ni mel. ñun nag ni ñuy def pour jéem a xeex ak érosion côtière mooy dañuy utiliser potentialité yi nga xamante ne moom la ñu nature bi jox maanaam ay gàncax espèces yoo nga xamante ne fii la cosaanoo comme lu ñuy tuddee banaara wala wuraaj moom la ñuy jël jëm ko jëmbat am yaakaar ne bu ñu koy faral def peut-être dina fexe ba géej gi ni muy avancé dina mën a wàññeeku. léegi nag li ñuy ñaax askan yi xam na ne ñu ngi ci ni ñuy defee effort di jéem a aar seen bopp ci avancé géej gi nañu continuer di ko def aussi ci moytu gor garab fu garab bëri géej gi du ma ne du avancé mais avancé du gaaw. waaye askanu Dionewar dañu jàpp ne lii ay investissement yu am doole moom moo ko mën a faj loolu nag ñoom ñi ngi ciy woo ñoo di waa nguur gi. Aminata ñu wutali ca diwaan bu Kaffrine foofee nag lu ëpp junni ndaw ñoom ñoo manko doon wenn say nag ngir fexe makkaan wu nekk ca buntu ba ñu daal di fay jëmbat benn garab bokk na ci li nga xam ne rek moom moo waral seen ak bëgg-bëgg ñu daal di gën a càmm li nga xam ne moom moo di alam gi Bilal Cissé moom moo yoroon kàddu yooyu leen ndaw ki nga xam ne moom moo di Omar Ndiaye la ko dénk ñu seetaan. tey nag li nga xamante ne moom la ñuy lancé mooy dañu bëgg ci département Kaffrine buntu kër bu ci nekk am benn garab.
moo tax ñu tuddee ko opération une maison un arbre ñu commencé ci commune bi parce que département bi dafa rëy tey nag ñu ne woon dañuy implanter 550 arbres yi nga xamante ne 250 yi ñun ñoo ko commandé woon mu nekk des arbres fruitiers 300 yi waa Eaux et Forêts ñoom ñoo ñu ko may garab buy maye ker la lépp am na njëriñ ñu ne ci 10 quartiers yi nga xamante ne ñoo nekk Kaffrine commune u Kaffrine fa la ñuy commencé tey def reboisement bu ñu paree ci bis yi ñëw ñu jéem a xool naka la ñuy def pour continuer ak yeneen activités yi may feddali rek ni reboisement dafa am njëriñ reboisement dafay dundal gox day yokk nit ñi nga xamante ne ci gox bi ñu dëkk day yokk seen at yi nga xamante ne moom la ñu war a dund reboisement dafay dimbali gox ci bu yàlla ji tawee ndox yooyu nga xamante ne dañuy walangaan bu ñëwee reenu garab yi dañ ciy naan lu bëree bëri. opérateur privé yi nag ñoom ñooy dànkaafu nguur bu Sénégal ci lépp lu soxal njaayum gerte bi ndax itam bëgg nañ ñu gën koo baral ndax ren nag njort nañ ne lu ni mel nag daa gën at yi nga xam ne moom la ñu weesu. Ibrahima Diamé ak Fary Gaye. lool ci nawetum ren jile ak rendement yu baax opérateur privé stockeur yi de demoon nemmeeku ji tool yi ànd ak jëwriñ ji yore wàllu mbéy mi. ren nag bi boo xoolee li ñu ànd ak moom yëpp ci tournée bi gàncax gi lépp jaar na yoon vraiment nawet bi ren am nañ ci moom yaakaar bu baax. tax na nag ñuy woo nguur gi mu teel a jóg jublu ci campagne de commercialisation bi fexe nag bay teel a jot ci financement yi ndax njaay mi teel a tàmbali. vraiment ñu ngi ñaan autorités yi ñu teel a mobiliser fonds yi pour préparer campagne de commercialisation bi aussi ñu teel a démarrer campagne bi. lu jëm nag ci wàllu exportation yi ñi di opérateur yi nanguwuñ ko waaye dàquñ ko leen rek la ñuy laaj moo di ñu gën ko organiser te fexe bay sàmmonteeg réglementation bi nga xam ni moom moo ko teral la. xam nga campagne bu nekk du ndur ak morom mi da nga gis campagne bii day ñëw ñu ne nañ tëj frontières yi parce que gerte gi dañ ko soxla ci biir réew mi beneen campagne ñëw ñu am surproduction ñu ne nañ ubbi frontières yi xam nga état moom du demee noonu rek di def noonu. donc il faut que ñu am règle boo xam ne de jeu boo xam ne dañ koy respecter rek de parce que ren ji séntu nañ ne production bi mën naa vraiment dépasser buñu waaw te boobaa dañ soxla exportateurs yi. gerte gi nag fii ci Saloum danañu xaarandiwaat ba ay jamono pour am récolte yu bees yi waaye lii di mboq mi tàmbali na di feeñ ci marché bi. liggéeyuk ñetteelu usine ndox nag ca kër Momar Sarr woowule liggéey ma ngay gën di wéy di gën a bar xam ngeen ne ñaari at ci ginnaaw la ñu dooroon lu ni mel koppar yi nga xam ne daal lañ koy cóop ci wàllu woowee nag ëpp na ñaari milliards ak lu ko toftal ci suñu ay koppar Cheikhna Fall demoon na foofee ngir saytu la nga xam ne moom moo di liggéey ba. liggéey bu ñeel usine ndox bu yees bi ñuy tabax fii ci kër Momar Sarr muy KMS 3 biñ ko tàmbalee léegi mi ngi toll ci ñaari at yu nga xamee ni boobaak léegi entreprise yi noppaluwuñ ngir mën a jébbale caabi yi ci diir bi ñu leen appaloon. gis nañu canalisation yi yàlla def na pare na également réservoir bi pare na ligne acheté bi gis ngeen boo leen xoolee nii di ngeen gis pylône yële yëkkati nañu ko ba pare ñu ngi déroulé câble yi pour mu ñëw pour alimenter fii. station bi aussi gis ngeen à peu près fu mu toll nii. fi mu toll nag daanaka ñu ngi ci cippaandaw li ndax liggéey bi bu ñu ko xaajee juróom ñeent yi daal di nay noppi. génie civil bi nous sommes à 81%, c'est-à-dire téeméer bu ci nekk def nañ juróom-ñett fukk ak ñeent. ñoo ngi liggéey pour terminer le montage des équipements actuellement suñu xel yëpp ci li mu jëm mooy mise en service. à partir de septembre on va commencer la mise en service. tolluwaay bu ni mel nag dal na xelu directeuru SONES bi nga xamee ni teewoon na fii ci diwaan gi ngir nemmeeku si liggéey bi. biñ fi mujjee mois de juillet ak tey weerax lu tegu la mais gis nañ fi yokk yu bari entreprise bi wax na tamit gën na dalal suñu xel techniciens yi taxaw nañu tamit pour que si diir gi mu gënee gaaw ñu mën a pare installation yëpp et am nañu yaakaar daal di ñaan sàkku ñaan tamit pour que yaakaar bi ñu am mu bañ mu tas. KMS 3 liñ ci dugal ci ay koppar toll na ci $284 milliards mu war a jox ndox nag lu toll ci million doomu aadama yu nga xamee ni nag juróom ci ñoom dinañ ci am ay branchements sociaux.
jërëjëf Thierno Fall mbokk yi ñu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam ci même réew jàpp leen ne ñaari doomu aadama ñoom ñoo jot a toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu téeméeri cas positif la ñu am mu mel ni itam juróom-benn fukki ci ñoom nag di ay cas contact fanweer ak juróom-ñett yi di ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu ko te xamuñu rek fan lañu ko jëlee fanweer ak juróom-benn cas grave yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram nag ca kër docteur ci jamono yi mbokk yi xam leen itam direction bu météorologie nag jamono yi daal nañ leen di jox ay jumtuwaay yoo xamante ni dinañ gën a mën a sëgg ci li nga xam ne moom moo di seen ay liggéey jamono yi may wax ak yéen ci wàllu thermoflash nag la ñu gën a taxawee ndax xam ngeen ne jamono moom moo ko laaj mbas mi fii ci réew bu Sénégal liggéey bu ni mel daañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa gendarmerie ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Sarr moom mooy chef bu service ba di Saprera ak itam Amadou Ba ñoom ñoo taataan ay kàddu. ak météorologie légale boobu nag ñun ñoo ko yore ay texte la yu nga xam ne dañu ne balance bi de dafa war a am dafa am nu mu war a mel su ko nekkee melu ko donc du mën a jaay tax nañu loolu boo ko gisee tam mooy ne dañuy dem protéger consommateur bi pour que ñu bañ ko nax. ñu ngi laal lépp ñu ngi laal ci pompe à essence ñu ngi laal ci oto yi yàpp carburant war nañ ko xool ndax compartiment bi mat na. ñu ngi laal ci ay radar yooyu mooy ñuy gendarme yi di utiliser pour xool ñi nga xam ne ñu ngi dawal bu ëpp. ñu ngi laal ci alcotest mooy nekk ay appareils yoo xam ne dañuy xool ndax sa deret bari na sàngara parce que bu baree sàngara doo mën a dawal. donc ñu ngi ci mbirum santé aussi parce que dañuy vérifier tensiomètre yi di vérifier saccharimètre yi mooy li thermoflash yi aussi ñu ngi ci parce que Covid bi mu commencé ba léegi dañuy instauré ci division bi benn procédure bu nga xam ni. thermoflash yu dugg Sénégal yëpp dañ koy vérifier balaa mu fi dugg su normalul su conformul dañuy bañ dañu ne thermoflash bi du dugg suñu réew. jëwriñ jile moom Alioune Sarr nag amaloon ab doxu nemmeeku ca diwaan bu Casamance ngir gën a jëmmal li ñu dippee tourisme domestique nag li mu xamle moom Alioune Sarr nag bokk na ci bay say weewu tànk ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fii ci réew bu Sénégal war nañ gën a jëmmal lépp lu soxal wàllu tourisme dañuy teewlu ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoom ñoo ko taataan. ñëwoon pour natt d'abord li jëm ci crédit hôtelier te ngeen xam ne lu mat fukk ak juróomi milliards le président Macky Sall dugal ci tourisme ma bëggoon xam natt ko fii ci Ziguinchor est-ce que ñëpp jot nañ ci. ñu ngi sant yàlla ndax gis nañu acteurs yi nga xam ne daje na ak ñoom démb yëpp muy ñu nekk ci artisanat di yëngatu ci wàllu ci tourisme ñi nekk Cap Skirring muy acteurs yi nga xam ne ñooy ay guide touristique. mooy borom hôtel yi mooy borom agence de voyage yi mooy même transporteur touristique ku ci nekk gis naa rapport bi ma defal ne ak ñoom li ma leen laaj ne jot nañu ci crédit hôtelier te looloo tax tey ñu nekk ci moment boo xam ne mën nañu tàmbali waat seen liggéey kon li may wax rek mooy di bamtuwaat di fàttali sama bopp di ñaan waa Sénégal lii nga xam ne mooy suñu secteur touristique ku nekk béy ci sawaar ba suñu secteur touristique mu gën a am doole ndax boo seetloo tey ci àddina bi ñu nekk réew mu nekk da ngay gànnaaye sa bopp pour que say touriste toog sa biir réew pour que alal bu ñu waroon yóbbu bitim réew ñu denc ko seen biir réew kon waa Sénégal maa ngi leen di ñaan ña doon yóbbu ay colonie de vacances yeneen réew ñu ñaan leen ñoo jàppale suñu secteur touristique. ñu àddu mbokk yi ci lu soxal langu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal jàppale ne parti réew mi nag ku moywul mën naa ñàkk lu bari ci njoganteeg falub njiitum réew mi atum 2024 du samay kàddu ki ko xamle di responsable bu réew mi ca diwaan bu Touba moom moomee nag xam ne nekk ne Idrissa Seck jamono yi war na génn di wax ak askan wi fi nga xam ne nag fa la réew mi toll ci ay jafe-jafe ñu teewlu ay kàdduk Mohamed Cissé Fafara Ñing ak Younous Diatta ñoom ñoo ko taataan. parce que bu fekkente ni dañu ne ci parti réew mi tamit Idrissa Seck jiite ko taxul Idrissa Seck moom parti bi kon dafa am Idrissa Seck am parti réew mi su fekkee parti réew mi nag moom doxul paasul puusul ca jaaxal nañu bari commencé ci man parce que man gëmuma parti bu nga xamante ni da nga bëgg a conquérir pouvoir bi ngay doxalee nii ngay doxalee. même bu fekkee Idrissa Seck mooy njiit li bu waxul ana ñeneen ñi bu ñu fekkee dañu am intention wu jël lii Macky Sall yor dinañu changer ni ñuy doxalee parce que nag sénégalais yi yeewu nañu am na lu nga xam ni mënatul nekk
toog fi nga toog ba élection jot rek nga ñëw ak say oto ak say tisat ak say banderole yuuxu pour nit ñi jox la réew mi non non loolu joxewul réew mi li koy joxe mooy sénégalais yi bu ñu amee ay jafe-jafe gis la buñ la soxlaa gis la lu ñu nekk nga ànd ci ak ñoom suñu parti nag tel n'était pas le cas. ñeent fukk ak juróom-benn ci ay ndaw nag yu Ngaye Mékhé nekk ca département bu Tivaouane ñoom ñooñu nag la ñu daal di tàggat ci lépp lu soxal wàllu technique d'installation yu lampadaire solaire ndax lu ni mel dina mën a tax ndaw yooyu nag am ci loo xamante ni dinañ ci jàpp ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. ndaw ñi dëkk fii ci Ngaye Mékhé ak dëkk-dëkkaan yi ko wër ñoom tey ji noppi nañu ngir nag bépp lampadaire solaire bu paan ñu mën koo defar te it lu jëm ci ay installation solaire dinañ ko mën a defar ci dëkk yi ginnaaw bi leen waa ANAMO ànd ak ay partenaires ñu seen xam-xam màcc lool ci mbir mi tàggat leen fii ci Ngaye. ñu jël ci benn volet énergie ñu gis ni président am na lu mu ci teg muy 50 000 lampadaires mu tas ko ci Sénégal. mais 50 000 lampadaires yooyu tey bu paane presque amul sénégalais bu ñu jàngal pour nga defal ko ñu ne léegi dinañ former ndaw ñi pour ñu mën a réparer lampadaires yooyu mais pour lan ñu tànn Mékhé président dafa am benn lu mu tuddee toolu maanaam énergie solaire maanaam ñu tuddee ko ay centrale ñu ne centrale yooyu ñaar daf ci nekk ci Kajoor fi ñu nekk muy Sinthiou Mékhé ak Meewaan ñu ne nañu tàggat ndaw ñi pour ñu am liggéey mais mu nekk liggéey bi nga xamante ne fa ñu nekk lañ koy soxlaa. ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bopp moomeel yi ñaan nañ leen nag ñu jàppale ndaw ñi mën leen a utalam xëy. bu ñu tàggatee ndaw ñi ndaw ñooñu formé wu en GIE ci dëkkaan yi war nañu mën a fexe ànd ak maire yi ànd ak conseil départementaux yi daal di ci jëlee dara li nga xamante ni day nekk xëy pour ñoom. li nga xamante ni sunu formateurs yi jàngal nañ ñu ko ba. lépp li nga xamante ni lu jëm la ci wàllum côté boobu duñ ci am jeexi jaaxa daal. waa ANAMO nee nañ tàggat bi rek daanu wër région yi nekk fii ci réew mi man ci tàggat ndaw ñi lu jëm ci wàllu solaire ngir xale yi mën a amam xëy. jërëjëf Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yéen itam naka noonu foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje bi léegi ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab di ngeen ci ànd ak Ibrahima Kane lu ma loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.